ndax gis nga ni loolu lu war a mën a nekk la pour yow ak lan nga mën a indi ci argument yu indi le contraire su fekkee àndu leen ci. ma dellu si ni li mu wax ci xeet man waxu xeet. li ñu gis li am rek laa wax. maintenant bu xelam yóbboo ci xeet man mbirum xeet ak waaso du sama. monsieur da nga ni tukulóor rek lañ Haalpulaar rek lañ. loolu Haalpulaar xeet la kaar bi yëpp. ñoo waxoon ni kaar bi yëpp fekk nañ fa ay situation même sax boo waxoon ni fekk nañ fa ay situation ay citoyens yoo xam ni président Macky lañu àndal mu mën a wax danaa nangu mais xam nga boo nee Haalpulaar xeet la. na nekk ci kaar bi yëpp. voilà benn xeet googu la. xeet da nga ñëw nañ bàyyi xeet. Mayel bàyyi ko mu eggale si. li ma wax billaahi wolof man ñu nekk ci kaar bi yëpp ay wolof lañu. donc jubluwuma ci. pour xiroo wala wax xeet. la am rek laa wax. maintenant la nga cee moytu la ci ñëpp war a moytu. ndax jàmm rek la ñu xam ci réew. ñu ñëpp benn lañu. xam nga ñi ngi doon wax 57%. léegi ñu ngi ko fi bëgg bàyyi naan mu ngi évoluer sax. te wax naa ni la. mënuñu am sax 50% bay am. 50% lu tax mënuñu ko am. mais département yi ma la limal ni la yii opposition bi moo ko gagné boo ko cumulé ak yeneen yoo xam mën na naa limal à l'extérieur à l'étranger mais nan nga mën amee 57%. mais Pape nañu leer baal ma maa ngi koy dog nañu leeral c'est-à-dire dama bëgg parce que dañu nekk ci période bu doy waar dama koy jox parole autant qu'il voudra. mais na nekk lu leer na ni. département nangam te it ñun ñëpp ay jullit dañu nañ ko waat. ci barke alxuraan ni que ni PV yi ñu gis ñoom mu am signature yëpp nangam ak nangam da pour sénégalais yëpp dégg man dëgg rek laa bëgg. d'accord mais est-ce que am nga say PV yëpp. yu leer nañ li maa ngi fàttali dafa ni ba fay jógee nit ñaa ngi continuer di liggéey. moom d'accord na ni àggaleeguñu seen liggéey. léegi bàyyi ko Cheikh léegi bàyyi Cheikh mu eggale Cheikh eggale si. fa ma jógee. may nga bàyyi ko mu eggale sinon mën lay yàq li may laaj quoi mën lay yàq li muy def waaw. mais ñun ay républicains lañu. c'est-à-dire yeewuñu pour du joxe ay résultats. ah mais kon non waxuñu joxe résultat. non mais deuxième tour boo ko waxee résultat nga joxe. deuxième tour bi moo ko joxe c'est-à-dire boo ko waxee deuxième résultat nga joxe. lii ñu wax ci point de presse laal na ko démb ñaañuwuñu kenn. c'est-à-dire ay tendance ak ay trucs am na ñoo xam ni loolu mooy seen liggéey am na commission nationale de recensement des votes. non Cheikh dama bëgg ñu d'accord ci benn affaire. soo annoncé deuxième tour. avancé nga ay chiffres aussi. mooy li ma la wax. ala kulli xaal. nga wax ko nga bañ ko wax. mooy pourcentage loolu laay wax ni. lu mel ni département Dakar. waaw mënuloo ko gagné. am lu dul 46,55%. Guédiawaye nga am 48,79%. Mbacké nga am 30,97%. Pikine tu as moins de 50%. Bignona tu as 33,50%. Oussouye 46,68%. Ziguinchor 42,32%. nga ni am naa 57%. wala day yokk di ay la yoon Pape Mayel parce que li mu wax yëpp. li ma la wax ay chiffres la dégguma ci benn yoon 50% alors que boo déggul 50% nga bëgg a jàll 51 loolu mën na nekk loo xam ni lu jaaxal nit ñi la. su dee li sama xarit wax daf ko teg ci ay PV te loolu leer na ma ni xëy na mathématique dafay changer peut-être d'une personne à une autre mais naa jàpp li mu wax dëgg la waaye lu tax moom waxul ni que ni Goudiri 70% lañ fa am lu tax moom waxul ni que ni Podor ñu ngi fa am 75%. lu tax waxul ni Ranérou 90,80% lañ fa am lu tax waxul ni Kanel 80,80% lañ fa am lu tax waxul ni Linguère 70,10% lañ fa am lu tax waxul ni Kédougou ñu ngi fa am 73% lu tax waxul ni que ni département bu mel ni Kaffrine ñu ngi fa am 71,30% Koungheul 68,60% lu tax waxul ni Gossas ñu ngi fa am 72% lu tax waxul ni Fatick ñu ngi fa am 71,90% lu tax waxul ni que ni département Pikine la mu wax man Pikine laa nekk fa la battre campagne kon la may wax xam naa ko bu baax ñu ngi fa am 50,80% lu tax waxul ni Bakel ñu ngi fa am 64% lu tax waxul ni que ni Tambacounda ñu ngi fa am 66,9%. mais déet c'est pour dire que xam nga loolu moo tax ma ni sénégalais yi maa ngi leen di ñaan mbokki sénégalais yi xëy na man sax li may wax njuumte mi ngi ci mën na am yàlla rek moo am dëgg moo xam dëgg mais li ma bëgg ñu xam ko mooy bu fekkee ni làmmiñ bay wax dafa jeng nopp bay déglu
na ni tekk te xam fan la dëgg bi nekk. élection Sénégal man dama sant yàlla déjà xam bu njëkk dañ doon wax naan dañoo buure urne. sant naa yàlla defe naa ni kenn du ci ñoom du revenir ni que ni buure nañu urne. élection déet mais defal naa waaw loolu bismillah bu la neexee kenn waxul ni que ni en tout cas le débat central kenn déggu ci loolu kenn déggu ci ni bureau fictif jan daan wax ba léegi. kenn niwul bureau sangam génn na ci résultat yi te bureau fictif la loolu ma ci sant yàlla bu baax a baax léegi nag ku mu neex. xam nga boo génnee ñetti département nii dañ koo perte. Sénégal 45 département la mais man li ma lay wax nii man da am na 44 départements yoo xam ni résultat yi ma lay wax nii yépp ñi ngi ko teg ci bordereau yi ñoom bu fekkee ni dañuy werante man nangu naa. yéen télévision yi. àndu leen fenn. waay nañu andi bordereau yi wane wax ji jeex. d'accord waaw léegi man bi may dégg vraiment résultat yi mu wax tudd Gossas tudd Kanel remontada laa dégg. dégguma ay moins de 50 71 70 80. mais loolu bu fekkente ni loolu moo wéy ci li mu wax. est-ce que du leen jox dëgg ñoom ci seen 57%. mais li mu wax ci département yi ñu gagné mënoon naa def la même chose ci département yi ñu gagné ak ay pourcentage. mais def ko Cheikh. fu mel ni Mbacké mais def ko. fu mel ni Touba. fu mel ni Tivaouane mais waxu ko moom xam na ko bu fekkee am na résultat yëpp ne lim. mën naa laa wax bu Mbacké dañ koo perte mi ngi nii dama lay wax ñu lu may wax lu nekk. la ñu fa am lu may wax lu nekk dama ko teg ci sama bàmmeel. la ñu am Tivaouane. mon ami Cheikh. Mbacké ñun dañoo perte Mbacké ñu ngi am 40,60%. ma rax ci dolli. waaw déglu bàyyi màggale rek dama lay wax rek ni que ni man waxuma waxu péete xam nga les chiffres. waaw mais nag moom mooy war a wax aussi Mayel nga baal ma s'il vous plaît Cheikh. mais Mbacké maa lay baal ma yow tam. ñëpp gis nañu. ok fu mel ni Podor di am plus de 200,000 électeurs. mais lu yéeme la. gis ngeen même ci Facebook bi nit ñi du ko yóbbante ay xale yoo xam qui sont encore mineurs qui n'ont même pas l'âge de voter. di dem di voter ci urne yi. man de loolu ñëpp gis nañu ko. wax dëgg yàlla. et on a demandé à nos experts effectivement de saisir les autorités compétentes pour que loolu ñu dakkal ko ndox jaarul yoon. ay Podor ak Matam loolu lañ fa gis donc li may wax rek mooy man li may wax dama ko teg ci ay PV ay chiffres. waxantuwuma kilewuma aussi. gisaanewuma ay chiffres réels yu ñu liggéey ci loolu la tool di wax fa ma jógee di siège bokk gis-gis maa ngi fa bàyyi nit ñi ñu ngi dugal chiffres di liggéey ci PV yooyu jógee ci bureau de vote yi moom laa lay wax ñoom nag am nañu ay pexe yoo xam ni am na ay PV préfabriqués yoo xam ni mën nañu ko indi billaahi di ci sukkandiku di joxe ay li bokkul ak PV bureau normal mais lépp dana daje ci au niveau départemental. fa lépp di daje pour ñu wax lan moo fa am ak lan moo xew dëgg-dëgg li am. donc man li may wax lu wér la et département yi ma wax yëpp wedduwu ci benn que dañ ko gagné et largement même boo defee lu cumul parce que il faut moom laa leen wax démb sama commune bi nga xam ni Macky moo arrivé en tête bi ma ñëwee am benn waaye ma naan ko mais l'opposition gagne ici moi non soit un bon perdant man ne ko non ça c'est pas une élection communale ni locale mais quand tu fais le cumul des scores de Idi ak Sonko l'opposition arrive largement en tête parfois day doubler sax ñoom chiffres yi ñu am en tant que coalition Benno Bokk Yaakaar mais c'est ça loolu mooy expliquer lu tax premier tour mënul nekk il faut que nit ñi dem deuxième tour et sànq maa ngi dégg Abdoulaye Wade muy bind benn SMS au président Macky Sall du ko soññaat du ko woo ci ngor ak dignité ak responsabilité pour nangu dem deuxième tour teg ko ci firnde bu wér te li ñuy wax ñun deuxième tour mënu ñàkk ba ñam mais candidats yi 5 la ñu woon ñoom rek ñoo déclaré seen bopp ni dañu gagné premier tour mais lan la Idi wax nee na deuxième tour faw ma am lan la Sonko wax nee na deuxième tour faw ma am Madické lan la wax président deuxième tour faw ma am Issa Sall mi nga xam ne dafa xarañ ci informatique ginnaaw bu mu sargalee gërëm Idrissa Seck
ak Sonko seen résultat. nee na deuxième tour ñàkk bañ a am. waaw comment se fait-il que sur 5 candidats les 4 candidats yi nga xam ne dañuy liggéey ci PV ni deuxième tour mënut a ñàkk bañ a am nit ñi war a mën a bañ gën loolu nga naan ma ñun ay PV lañ ko teg am nañu lu ëpp 57% wala 60%. lu ni mel mosoon na fi am moo tax muy fàttali nit ñi ñaari kaddu yu am solo yoo xam ni mi ngi bawoon ci Macky Sall jamono yi muy nekk candidat à l'élection présidentielle. Macky Sall moo fi waxoon bu muy dajeeg Abdoulaye Wade ci élection ni bu Abdoulaye Wade déclaré ni dafa gagné premier tour le peuple yëpp génn jusqu'à ñu déloger ko au palais de la République. moo ko waxoon ba léegi mi ngi raisonné suñu bopp yi. te li yóbbuwoon Macky Sall deuxième tour. mais conditions yooyu sax amul woon peut-être moom amoon na 25% mais ñi ci toppoon ñi ngi sor woon mais Sonko ak Idriss Seck soriante woon am na ci zone yoo xam ne sax Sonko vient de loin devant Idriss Seck et devant Macky Sall. Macky Sall aussi maa ngi déglu sànq benn audio bu muy wax mais fa mu koy waxee dañ ko enregistré te dégg ko muy wax ni gis nga fexe ba gagner premier tour mooy li ëpp solo. ndax boo ko defee ba ñu yóbbu la deuxième tour rek dañuy indi jafe-jafe galgal la nga daanu donc faaw ñu am 57% pour mën a jàll premier tour mais yëpp ay firnde yi. ok pour wane ni deuxième tour d'accord Cheikh wax na nag ay tuuma ci ay PV yoo xam ni du nekk.